Et ça, c'est mon grand ami. Ah, ça c'est mon ami personnel et privé. Mais borom Québec. ndeysaan yow kañ kenn ëppale wu la fi nee naa la waa ministère yow rek la ñuy laajte. instant kay baax na comme seddaay baa ngi dugg si rek jégal naa la ko. mais copain gars yi dañ la namm say analyse. bilaay maa leen raw lu bëri. combat yu taxaw du ma nekk fii di wiiri Lac de Guiers de Eumeu Sène laa lay laaj d'abord combat boobu noonu ma koy jàngatalee. nga combat boobu noonu pour man benn nit laa seetaan mu wax ci Lac de Guiers loo xamante ne man sama xel nangu na ko ci combat bu mujj bi mu jóge parce que mbër la boo xamante ne nakari na daan certes mais du def luy daan nit Lac de Guiers li muy def soo doon ngembu ak psychologie boobu noonu mën nga daan ku nekk parce que koo xam ne moom ngoram maanaam moom du siisu moom stade yëpp bu ñu ko doon wuu naan ko taxi arrête du tee bu bëggee arrière day arrière tey xam nga làmb dafa am ay catégorie am ay classe gis nga Reug Reug bi ko Bébé Diène foree moom mu jàpp ni Bébé Diène mii daf ma for ba mu ñëwee combat bi ci topp mu niil ak Bébé Diène dafa jooy ay rongoñ gagné na par point mais dafa jooy ay rongoñ jour boobu képp ku nekkoon stade da la koy wax parce que xam na ni kii du ma moromam ci làmb kii bu arbitre sifflé dama ko war a saax-saaxee daf ko benn voyage romb kooku ngay daan comme Balla Gaye philosophie bi muy ñëwee may la app ne la 2 minutes soo waxee ma def ko mu metti su nekkee nag signature bi discipline nga ma def ko nànk parce que ñoo xamante ne dañuy ñëw ut spectacle ut show ut bëri kon mën nañ la daan comme mën nga leen daan parce que lu nekk làmb ji déjà règlement bi tax na 4 appuis jël na mën nga faxastalu 4 appuis donc toujours dafay am risque boo xamante ne certes du nekk risque bu ngande par rapport ak adversaire bi ngay jël mais di nga am tuuti risque comme tey Eumeu Sène contre Modou Lo stratégie wam début combat bi baaxoon na mu ñëw kii mu ngi naan coup perdu la nanguwuma du coup perdu loo xamante ne Modou Lo la da ko pare la parce que xam na ni Eumeu Sène dina sàndeeku suy dóor gis nga crochet gauche boobu noonu mu doon dóor Modou Lo moytu gauche bi dóor ko uppercut combat crochet boobu moo yàqu combat wu Bombardier ak moom boo seetaanee combat am ak Balla Gaye deuxième combat bi moom la ko dóoraat nuuru bi dóor su nekkoon Modou Lo moo ko sut gauche bi dina dal Modou Lo ba Modou Lo du mën a taxaw pour dóor ko uppercut bi mais malheureusement moom ak Modou Lo ñoo tolloo wet ce qui fait que Modou Lo mouvement bu sew lay def mën a rëcc coup boobu donc koo xamante ne la Eumeu Sène koo xamante ne il cherche nitu défi la parce que lu mu def contre Modou Lo da ko wanewaat nit la boo xamante ne dafay bëgg def show nit ku am jom la dafa yor ji koy mbër ku ko daan bëgg na la daan jomb na nit yi jóge stade ba ne lu am ci géew ga adversaire u Eumeu Sène moo ko def ku neex a tëggal la mais Lac de Guiers honnêtement pour man après combat am beeg Tapha Tine yaakaar naa wala combat am beeg Zos mooy ki doon wax xaw ma gisuma ko xaw ma gis naa ko mooy clafam ba boobu ba léegi man dafa fi lu am mérite parce que koo xamante ne yaa ngi bëri sax ak Yékini di xaar bu Yékini di def pour nga nekk dans la réaction man kooku mënu ma gëm ni soo doon bëri ak yaawu jaal sax di nga def dara te loolu dafa yomb parce que ñëw taxaw ponkal Lac de Guiers moom nangu na ni que c'est son style maa ngi seetaan benn interview reporter bi jaw ne ko Lac est-ce que bi yoon di nga dëggal sa bopp ci bërëbe kii da ngeen bëgg kon ma jaay sama combat comme ni ma ko jaayee woon da ngeen bëgg mu nax ma comme ni mu ma naxee woon parce que deuxième combat bi mu Eumeu Sène ñëpp dañ ko ne taxawal mu taxaw samp boppam xeex Eumeu Sène sàcc ko jàpp tànk bi daan ko donc moom bëggul Eumeu Sène naxaat ko comme ni mu ko naxee woon Eumeu Sène naxu ko moom moo cuune yow koo xamante ne dañ laa buub sa bopp parce que xam nga tey soo xoolee sàcc bi Ama Baldé sàcc Tapha Tine Ama Baldé mu ngi mbëkk Tapha Tine bopp Ama Baldé bi nekk ci kaw kiisu Tapha Tine bi même Tapha Tine sax bu wiccaxu woon munul tee mën naa jiitu parce que mbëkk na te bukki la mais Eumeu Sène bi ñuy buub Lac de Guiers bopp Eumeu Sène bi mu ngi ci cuisse bi ci biti Lac de Guiers cuune kasee ko daan ak ragal jàpp buñ sa tànk sax ñu ut foo daan di gëstu du xool fi gën a nooy ci géew
ni laar biis kese moo ko daan bu boobu dara baaxu ci moo tax ñi basé wu ci combat boobu noonu Lac de Guiers dafa jàpp mu Eumeu Sène dafa jàpp tànku Lac de Guiers daan Lac de Guiers ñëpp bi mu jàppee tànku Modou Lo dañu jàpp ni mun na daan Modou Lo or Eumeu Sène jàpp tànk bi munu ko kee da ko gën a xam nga di nga gis def loo xamante ne munoo ko mais kee nekk yambar nekk nooy neex pataas goo xamante ni da ngay laal rek mu demal boppam ah non wax tamit Baye Gueye Lac de Guiers ñëpp xam ne ni du pataas koo xamante ne benn defet la am ci làmb ji moo gën a naqaree daal ban combat am nga gis mu bëre xam nga tey di nga wax nit kii ni du pataas di nga gis mu ñëw arbitre sifflé mu ne la sa waay kaay ñu bëre nga jàpp mu tijji bëre bi nga bëre nga def say feem doo ko daan mu def ay feemam daan tey Balla Gaye musul bañal adversaire am bëre bu ñëwee moom li mu indi dala koy def moo tax muy daanu mais tey su ñëwoon mais defal nànk tey damay gis nànk Baye Gueye defal nànk tey live bi dafa neex damay gis ba gëj a gis maa ngi seen Ahmadou Mada ci commentaire maa ngi seen Mame Balla No Recul ci commentaire yi maa ngi seen mobile ci commentaire yi ñi ma gëj a gis rek laay maa ngi seen Talla Gaynde ci commentaire yi ñoo xamante ne ay VIP the boss ñoo xamante ne dañu raaroon ci commentaire yi tol doo ko ñoom ñëpp ñëwaat nañ tey live bi dina neex trop mais Baye Gueye waaw dama bëgg nga analyser ma Lac de Guiers ak Eumeu Sène combat bii di ñëw yow lan nga ci gis comme man combat yu mujj Eumeu Sène yi combat yu mujj Lac de Guiers yi bu ma ci seetaan su ma jàppee ni noonu lay defaat combat bii di ñëw benn damay jàpp ni Eumeu Sène bu amee fulla combat bu soof lay doon parce que Eumeu Sène li mu defoon contre Modou Lo seen premier combat su nekkee am na ay mbokk dootu ko defati addunaam parce que contre Modou Lo mënoo ñëw di forcer nit ba mu génn saaku yi am benn avertissement ëppale la benn avertissement yow amoo avertissement continuer di def attaque bu intempestive ba mujj cee vider sa bopp parce que damay dégg sax yenn nit yi daan non combat boobu dafa diis combat boobu noonu jàppul contact jàpp tànku nit sa bopp bi féetee suuf ku mën tànk mu lay lonk di la kaj ngay forcer di bëre nga def ci 30 minutes ñu ne non da nga sonn parce que jàppoo boo yi bëree continuer sax boo yi bëree bëri simple nga xam ne dañuy bëree continuer sax ku ci forcer nit forcer ko koo tollool doole sutoo ko di nga sonn li ñu bëgg Eumeu Sène jàpp ko kenn mënu ko jàppal boobu stratégie bu mu déroulé ci combat bi moo baaxul mais gëm naa ni dootu ko defaat ci làmb léegi dépassé na foofu maturité am dépassé na foofu kon bu ñëwee Lac de Guiers bu refusé combat bi moom tamit day taxaw xool ko mais Lac de Guiers su nangu woon bëri dafay soof combat bi ma loolu laa jàpp damaa jàpp ni combat bi Eumeu Sène moo mën a ñëw siisu jéem lu mu mën yëpp kee ndax ko daan ko wa ilaa mu def lépp genre mu niir wala mu génne ko par point parce que ponkal aussi bu bañ ne du bëri dëgg-dëgg neex yàlla neexut a daan koo xam ne ëppoo ko doole sutoo ko mun na sàcc Eumeu Sène comme ni mu sàccee woon Modou Lo jël tànk bi di ko plaqué wala mun na pàdd Eumeu Sène wala def ko benn technique bu daan Eumeu Sène gisoo loolu yow mës naa seetaan ci làmb yow à part courant plaqué boobu noonu mooy tëkk bi Lac de Guiers tëkk bi mu tëkk Papa Sow tëkk ko Yékini tëkk ko keneen kan la ko tëkkaat mës nga gis beneen fem bu mu def ci làmb yow même bi bii bëree classé sax courant boobu la amoon balaa maa dee kar ñu koy interview mu naan man li ma gën a mën mbot la di sóob di xuuxal gars yi mais Lac mun na plaqué mun na riñaan Eumeu Sène wala mun na riñaan Eumeu Sène oh c'est pas bon man toog naa am na benn mag moom musa laaj mu ne ma mbër yi bëru olof yi bëri dóor Eumeu Sène kase la ci seetaan mbapat mu am ay bus yu koy topp mu ne ma seetaan na Eumeu Sène du benn yoon du ñaari yoon muy samp ak ay mbër di xool beneen côté bi pour nga jàpp si ay tànkam Lac de Guiers day contre attaqué musul attaqué man ne musuma seetaan Lac de Guiers fu mu ñëwee à part combat u clafam yi waaw combat yi bu muy nekk booy mais bu mu nekkee mag ba léegi su ñëwee ci làmb day bañ il refuse le combat te naa la wax benn affaire ñu mel comme Lac de Guiers est-ce que xam nga ni dans toutes les autres organisations dañ ko doon dàkk maanaam Lac de Guiers bu nekkoon combattant wu UFC daf koy dàkk non d'accord ma lu tax gis nga UFC dama lay cital ay nom nga xool lan moo tax ban personnalité la ñu yor
lan mooy déroulement wu seen combat nga xool lan moo leen yóbbu fi ñu toll. Khabib il ne refuse pas le combat il a son style xëy na style am mën na la bañ a neex mais il ne refuse pas le combat daf lay yóbbu au sol puis il attaque pendant tout le combat soo xoolee booy bi xew instant bii nii Israël Adesanya il ne refuse pas le combat c'est un stylebender donc c'est comme stand-up play daf day taxaw di xeex di dóor ay tànk di dóor ay loxo et puis c'est spectaculaire ñëpp dañ koy seetaan comprendre nga xool nan tuuti McGregor kaw yu bëri yu mu doon am ak li mu doon am mooy prestation de la soirée mooy prime prestation de la soirée moo doon tax à un moment ñëpp dañ doon wax ni kii nan tuuti McGregor commence à devenir plus gros que l'UFC. Et keroog yaa ma ko doon laaj ma ni la Balla Gaye show bu muy def si ci biir ak ci biti géew gi moo tax instant bi ni tu as l'impression que Balla Gaye moo gën a rëy monde làmb. Parce que tu as cette impression là parce que day ñëw appal la temps ne la 2 minutes man musuma ko faral Balla Gaye yaaw jaal laay faral. mais daf lay appal temps ne la 2 minutes ñëw bëre. mais bugguma nga génn bugguma nga sori ci Lac de Guiers de Eumeu Sène kon yow boo doon joxe pourcentage favori ñoom ñaar loo koy jox favori ak pourcentage bi ñaata la. man daal man 100% lii am ci géew gi yëpp Eumeu Sène moo koy def léegi kii daan nag loolu yàllaa ko xam quoi. kuy daan pourcentage victoire bi koo koy jox. pourcentage victoire bi non victoire bi man damaa jàpp ni chance daal parce que koo xam ne du bëre kooku kenn mënu ko pronostiquer koo xam du bëre day bañ ci refuse la le combat. non yow daal ni nga considéré Lac de Guiers jaaxal na ma trop te Lac de Guiers mbër kaamil la. waaw léegi na ma nit yi ku fekkee Lac de Guiers combat am yu mujj yi fu mu ñëwee accepter lamb ñëw wax ni man fii la contre Modou Lo fii la signature ba ñëpp ne aduna yëpp ne non bii Lac de Guiers dina fas jom Lac de Guiers dina bëre. il a perdu par point. bu defu fa dara dóorul songul defu fa tous. amul action bu mu def. song na plaqué waa ji rëcc. mais man damay c'est que bës man xam nga ma métti yow c'est que xam nga ma métti yow yow daf lay leer ni nit kii ni li muy def yéen xamoon ni yéen ñi moom seen caméra yi da ngeen war a wax Lac de Guiers yow duñ la jël duñ la parce que da ngay soofal làmb gis nga keroog maa ngi seetaan wulli naan ko yow suñu la fayee 5 millions sax da nga war a bëre parce que rasu rek ngay def bu ñu fayee 2 millions sax dafa war a bëre. Lac de Guiers pour mu ñëw jaay combat am contre Eumeu Sène loolu ngeen bëggaat yéen. déedéet dañu bëgg mu ñëw bëre kenn wax ko mu wanteer combat am na ñëw bëre. jéem def préparer dara teg stratégie ñëw bëre. indi dara ci làmb ji indi dara ci làmb ji xam nga indi dara ci làmb ji. mais ba pare man Sénégal man xaw ma yenn commentateur u làmb yi fee yi yor télé yeeg rajo yi affaire yooyu man xaw ma dañ leen di fay xaw ma nan la demee noonu. ci naka parce que Lac de Guiers Boy Niang su jeexee ñu joxee noonu victoire Lac de Guiers am ñàkk jomu jubilé nit waroo yor sa micro naan non Lac de Guiers jàmbaar parce que victoire bi mu am contre Boy Niang sa morom nga koy amal ñibbi kontaan. Balla Gaye su amoon combat ak Boy Niang mu jeexee noonu su ñibbee du jubilé parce que gàcce mënu ko weesu nga ne yaa mun nit ki yaa ko mag maa la sut lees maa la raw te ñu bëre 40 minutes mënu ma am ci yow jël bu leer. tamit aussi man daal Lac de Guiers daal dëgg neex yàlla daal man sax damaa bëgg Ama Baldé jóg xam nga Ama Baldé moom dof la bu déggul jet moom booy daw sax dina la dàkk ji moom wala Balla Gaye kenn jël ko ci daan ko ba mu jaaxaan. fa ñàkk jom trop tëjal Lac de Guiers Eumeu Sène yow mënoo cee wax lu neex Lac de Guiers Diène Kaïré Modou Anta loo ci wax. non kooku dafa ñàkk jom waay. Diène Kaïré Modou Anta loo ci wax. booy Modou Anta Diène Kaïré Modou Anta moom ndeysaan yàlla da koo nattu mu am problème mu taay Diène Kaïré dañ koo jàllale. Diène Kaïré dañ koo jàllale ak champion yi mu daan ku daan Boy Bawol ak yooyu. mais Boy Bawol tollul niveau boobu noonu ci laam. mais Boy Bawol il a battu moromam yëpp. Boy Bawol nga daan ko non Boy Bawol waaw. Boy Bawol waaw mais Diène Kaïré dañ ko jàllale bu gaaw boo xamante ne du intérêt ci làmb pour man loolu moo ko grillé ba mu am
benn obligation de résultat bi tax muy nul combat am contre Quench bi boo ko seetaanee ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk amoon na opportunité daan sa morom soo tijji woon sa bëri pour bëri mais ku ci nekk da nga refuser làmb ji parce que da nga def sa bopp ni xam nga mbër day ragal suñu la waxee mbër daa ragal nekkul soo dajeek moom ci mbedd bi ne ko addu kalpe mu jox la kalpem de déedéet mais ragal jël mooy ragalu mbër parce que da ngay dem ba dootoo ñeme jël risque. mais est-ce que seetaan naa ko gis naa ko ci Tafa Gueye Alioune Diouf. boo ko teg Tafa Gueye Alioune Diouf ngay bëri Alioune Diouf ñu ne la champion bu mag a mag la. champion d'Afrique la et koo xamante ne lutte gréco-romaine capot la ci. mbapat capot ngay bëri ku mel ni Alioune Diouf ñeme ñëw samp sa bopp pour xeex sànni say coups n'importe comment. ba Alioune Diouf dugg la yegg la fu sori. te yow pàcc ko benn yoon yaa ngi ko boof ba busulu ko xam nga koo ñeme busulu. mooy pengal li ngay def. mais ñoom Diène Kaïré kon da nga bëgg a wax ni ñoom ñemewuñ sax def yenn technique yi ci làmb. non xam nga làmb. keroog maa ngi la ko expliqué ma ne la 3 phases la mbër di toll. bi njëkk mooy bi gën a yomb. mooy booy bëreeg say mag. xam nga tey Ama Baldé. instant bii nii su bëreeg Modou Lo bu ko daanee di nga gis ku ko ñemee wax dëgg ne ko non instant bii nii ñàkk nga fayda wala instant bii nii Modou Lo warul la daan wala affaire yooyu mais il y a 5 ans bi muy bëri ak nees wala. après combat yooyu noonu bi muy bëreeg Malick Niang soo ko joxoon Modou Lo daan ko dañ naan ko garaawul dalaa mag ci làmb rek. foofu première phase nga toll mais instant bi da ngay toll foo xam da nga war a confirmer léegi su la jàllalee lii nekk sa problème. mooy da ngay war a toll fi nga xamante ne fa nga war a amee tour. fi nga war a defee ay prouesse. fi nga war a màggee ci làmb. ñu yóbbu la maanaam sa tour moo lay yóbbu ci niveau boo xamante ne yow da ngay obligé di sàmm yenn yi. xam nga Modou Lo boo xoolee Modou Lo avant Balla Gaye ak Modou Lo après Balla Gaye c'est 2 personnes c'est 2 combattants différents. bu njëkk bi action rapide la woon bu at bi sifflé mu bëreeg yow. bu combat bi passé genre bi combat bi passé dafa nekk koo xamante ne kuy calculer lépp lu muy def ci làmb la. parce que dafa dem ba gis ni mbooloo xam nga koo xam ne da nga daanu bi ngeen ñibbi sa koñ mënoo fa dugg da nga dem ba fa nga xamante ni genre. toll nga foo xamante ni moomatoo sa bopp nit yee la moom. ay Diène Kaïré loolu moo leen sonal pour man dañ leen griller. seen encadrement moo leen griller teel leen yéegal. ce qui fait que lii tax nit yi mën leen a sopp yenn sopp yi. dañ leen bàyyiwuñ leen ñu jël seen temps ci dimension boobu xam nga tey booy bawol bi ngay wax dafa bëre boo xamante ne tey booy bawol bu tegale woon ay nul sax nit mën na ko bañ a seetlu parce que ku mbër bu yàgg ñeme coono la jàpp sa ngemb nga koy dóor 30 minutes. mu lay ñuuxu xam nga parce que seetaan nañ ko fi plus de 10 combats 15 combats mu def ko mais booyee ne gisoo leen ñu def loolu da nga gis ñu ñëw rek ñu griller leen étapes yi ñu jàllale leen ñu tëb jàll. da nga tudd booy bawol rek mu commenté macha allah maa ngi seen itam Pape Sarr maa ngi lay béggee bu baax tey live bi dina neex gars yi. maa ngi dina neex mais Diène Kaïré Modou Anta Baye Gueye kan laay kan ngay jox favori Diène Kaïré Modou Anta. kan laay jox favori ba man tey moom damay wax ñi nga xamante ne jàpp naa ni ñoo nar a bëri ñoom ñoo nar a gën a tijji bëri di jàpp naa ni Modou Anta Baye Fall la dofu Thiès bi dëgg-dëgg ajoor boobu moom vraiment li muy def ma daf maa neex parce que day ñëw ci làmb bu bis baa dina ñëw ci làmb ji tijji bëri bi bëri si quoi moom dina ñëw dina dóor ay kuuru Baye Fall dina bëri booy benn parce que man dama doon sax dem contact Soumbédioune kon Diène xam naa ko bu baax cuunewul. mën na bëri dëgg cuunewul dëgg cuunewul. mën na bëre. te amoon na man en tout cas ba ma koy mujj seetaan contact ak yooyu mbër la boo xamante ne woon la bu amoon intelligence. ci bëre ku muus la woon ku xóot nopp la woon ci làmb. léegi nag ci diggante bi bon man ay prestations yu mujj yu ma gis yëpp. c'était pas concluant yenn yi dafa ñëw samp nul ba parce que am na feem yoo xamante ne soo tàmmee seetaan làmb da ngay xam ni kii nii deful feem bi pour jeexal làmb ji dafa def feem bi pour ñëpp wax ni mu ngi jéem. xam nga mooy mbër yu bëree point dañuy ñëw xam nga tàccu say tànk mais buub bi gëmuñu ko juste pour def action wu avancer vers yow la combat mbéy Quench bi ñoom ñaar ñëpp loolu lañ def. mais combat bii nii gëm naa ni Modou Anta dina ñëw tijji bëre bi. te bu boobaa kii c'est ouvert lu nekk mën na fa xew parce que keeku dëgg ku xóot nopp la en tout cas ba mu koy gëj seetaan muy
contact boobu nag ñu bëri ñu mu doon contact ñoo ko ëppoon doole. mais ku muusoon la ci làmb ku xóotoon noppoon la woon ci làmb. kon pour man combat boobu noonu boobu sax moo gën a nekk combat amateur que Eumeu Sène Lac de Guiers parce que waa jee moom daf ñuy saboté quoi dëgg-dëgg. jërëjëf Baye Gueye kontaan naa ci yow dinañ ñëwaat ci yow ci yeneen